non chambre yi moo ci jàng chambre boobu nag moo fi nekk jox nañu ñaari dafa ko wér dafa ko wér daa xóot waaw loxo bi toll mu sula bi loxo bi suuf dafa jël suuf jàppale sëñ bi bismillah sëriñ Tuubaa la jàmbali ko indi ñëpp rek tegaat beneen birig maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ci kilifa yi fi teew di jiital ci nuyoo bi njabootu Xaadimu Rasuul gi fi teew te bu may jëlee nuyoo bi jox ko Serigne Sidi Abdou Aziz mu jox ko Serigne Baara mu jox ko kilifa yi fi teew yëpp di leen siyaare bu baax di leen balu ak di leen balaax di nuyu autorité administrative bi fi nekk muy monsieur le sous-préfet de Ndam di ko sant bu baax a baax ci wuy si gi mu ñu wóoy si ci conseil municipal bi di nuyu sama bokki taalibe yi ma fi teewat yëpp te ñu ay conseil te ñu ànd liggéey bi ñu boole ñu ko ñu di ci dox di nuyu invité yi nga xam ne teew nañ fi te bokkuñu ci conseil di nuyu journaliste yi fi teew yëpp képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci presse bi te teew fii maa ngi lay jox am nuyoo di nga di jottali ko sa kilifa yi nga àndal wala sa nattangom yi nga nekk ci groupe bi nga nekk di sant bu baax a baax monsieur le président tribunal bu Mbacké départemental bi fi ñëw léegi doon ñu rendre ci visite ci liggéey bi di waxtaan ak ñun ak di seet si li nga xam ne mooy équipement bii ñu jënd di nuyu bu baax commissaire Lay aussi mi nga xam ne c'est la même chose léegi la fi ñëw jógee ndax seen yitte ak liggéey bi maanaam ñëwoon aussi di seet si matériel équipement bi nga xam ne dañ ko jënd pour amat yore liggéey bi waaye te ñu ay collaborateurs yoo xam ne dañoo war a ànd ak ñoom liggéey bi ngir mën a satisfaire askan wi ci seen ak bëgg ak li leen di aar di ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér di ñaanal suñu Serigne Sidi Abdou Lahad mi nga xam ne moo ma tax ma toog fii di wax ak yéen di ñaanal képp koo xam ne njaboot ak Sëñ Tuubaa nga gu nekk ci dëkk bi yàlla may la gudd fan ak wér di leen ndokkeel di leen balu ak di leen balu ak di leen jox rek li ñu boole woon fii moo waral jataay bi tey du information la boo xam ne li ñu defoon la dañoo toogoon fii yàggul dara matul 1 mois wate budget bi moo boo gisee ñu convoqué lii tey woo monsieur le sous-préfet mu ñëw teew ci suñu budget 2018 dañu cee prévoiroon ñetti mbir yoo xam ne dañ ko waroon a jënd ci budget bi muy ay moto yoo xamante ne bii
collecteurs yi danañ leen ko jox ngir ñu mën a di jàll jafe-jafe yi ñu doon am ci transport bu guddee bu ñu wàccee ci entrée dëkk bi ak bu ñuy xëy suba teel ci entrée yi ñu moo tax muy juróomi entrée yi nga xam ne war nañ fa nekk 24/24 di ko surveiller ngir li nga xam ne luy dugg ci dëkk bi te autorités yi police wala gendarmerie di leen fa accompagner. loolu moo tax ñu jëndoon moto yi ak ñu jënd ñeenti postes yi la ñuy jox moto mu des ñaar yoo xam ne nii ci biir dëkk bi service yi nga xam ne ñooy contrôler ci mbedd yi waari yi ñoom ñoo koy yor waaye ñu boole woon ci ñaari pick-up double cabine Toyota yoo xam ne aussi ci recette yi responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak li nga xam ne dañoo war a jóg di dem ay mission tey am jafe-jafe léeg-léeg ñuy luye ay oto ak di jox nit ku ñu yónni nga utiliser sa oto ñu jox la carburant ñu bëgg gën a amat yore liggéey bi ba nga xam ne dana gën a efficace danañu mën di jóg aussi ci waxtu bu ñu waree jóg. loolu nag ak ñaari oto vidange ku nekk xam ne li ñuy daj ci vidange ci màggal yi ak garage yi ak résidence Sëñ Tuubaa yi ak jumaa yi maanaam ak daara yi li ñu ciy daj ci vidange. donc moo tax ñu programme woon ci budget 2018 bi yéen a wate woon conseil municipal ba wate woon ñaari oto vidange yoo xam ne dañ koy commune bi da koy jënd yu bees pour ñu mën a ñëw liggéey bi di def vidange yooyu nga xam ne dañuy def prestation de service lañ ko daan jëlee commune bi mën a am matériel boo xam ne moo ko moomal boppam saa bu ñu waree jóg a jóg dana loolu dellu économique bu mag ci budget bi nga xam ne dañ ko daan jël jox ko benn entreprise di ko fay mu di ko liggéey. loolu daal mooy li nga xam ne ñaar yi ngeen dugaloon ci budget bi wate ko ci 2018 lancé woon nañ appel d'offre yi donc ñi koy gagné nañ ko CFA woon nag c'est plus proche moom libéré na moo gagné woon Toyota yi libéré na ko ak moto yi li nga xam ne mooy auto vidange yi entreprise bi ko gagné dem na commandé na ko dana ñëw bu ñëwee dana ñu def nii ñu leen def woo leen ñu ñëw ngeen réceptionné ko conseil municipal bi réceptionné ko ñu door koo def mise en service ci dëkk bi muy liggéey ngir askan wi ci ndigalal sëriñ bi ci des troisième bi mooy poste de santé Daaru Karim mu nekk juróom-ñeenteelu poste de santé yi nga xam ne commune bi liggéey mi ngi koy liggéey juróom-benn yi pare na ba équipé nañ ko ba ñi ngi liggéey ñaari Kéré Ndaw ak Daaru Rahman 2 ñi ngi en cours léegi mu pare ñu réceptionné ji ko waaye ñu war a pose première pierre bu Daaru Karim 10e poste bi mooy Ndaam Al Azhar lañ ko war a def ci carte graphique bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy suñu conseiller ci santé muy médecin district bi ak sous-préfet bokk nañ d'accord ci ne lieux yi ñooy yi nga xam ne ñoo war a am poste de santé. kon information boobu lañ leen ko jox ñëw informer leen li ñu def ngeen réceptionné oto yi waaye képp koo xam ne boo noppee mën nga ko nga taal sa oto ñu dem Daaru Karim def pose première pierre bi di ñaan sunu borom may ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu àggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin loolu rek mooy li nga xam ne information la woon yoo xam ne war nañ ko jox soumettre conseil municipal bi ñu xam ko ndax ñoo defoon orientation budgétaire ci loolu wote budget bi 2018 exécuté nañ budget 2018 ba mu jeex ci dans les règles ci ni nga xam ne lañ wotee woon budget bi yàlla dimbale nañu amul benn échéance boo xam ne ci 2018 dañu ko jëloon war koo def mu génn at mi bi at mi laata boucler lépp li nga xam ne waroon nañ ko def def nañ ko ci temps loolu nag li ko waral mooy PACASEN bi nga xam ne projet bi nga xam ne état Sénégal da koo jël di ko jàppalee communes yi gox yi ak gox-goxaat yi te yàlla dogal bi ñu càmbaree ñi nga xam ne war nañ cee bokk muy communes yi ci war a bokk ñu dugal Touba bokk ci te Touba li ma wax am ci cër bu mag a mag boo xam ne nii def nañ ko ci ndax waxoon naa leen ko ci bi ñuy wate budget bi 9,130 millions la ñu jox ci PACASEN bi c'est le 2019 à 2023 juróomi at lañ koy def at mu nekk danañu ñu jox dañ koy séddale ci juróomi at mu ne dañuy jox ñu dugal ci biir loolu nag dafa amoon ay sart yoo xam ne dafa ànd ak projet bi dañ ne gannaaw bu ñu seetee saw doxin ñu rafetlu ko ba noppi
dañ lay jox dañoo teg ay critères yoo xam ne loolu ngay dox projet bi ànd ak yow di continuer at mu jot boo ko doxee automatiquement lañ lay jox sa part bi nga xam ne moom nga war a jot su fekkee ne critères yooyu manqué na defoo ko ni nga ko war a defee mën na de année suivante bi mën nga bañ a jot ndax bu boobaa rempliroo li nga xam ne moom lañ critères yi nga xam ne moom lañ la joxoon loolu moo tax nag te critères yi dafa am lu ci bokkoon ci ne ndimbal na ca fekk loxol borom maanaam na ngeen amat yore seen budget recette bi ngeen daan am feen fexe ba mu dolliku waaye na bu ngeen ko dool buñ leen ko joxee ay na leen ARD compagnie na leen sous-préfet na leen di contrôler na leen autorités yi di contrôler dafa am ay critères yoo xam ne contrôle la dañoo bëgg lu transparent loo xam ne buñ koy def ni muy doxee ñëpp dañ koy xam te bu noppee buñ ko càmbaree xam ne doxoon nga ko ci aw jub mooy tax beneen année bi ci topp ñu jox la ci biir loolu nag comme que daw ne na ngeen fexe ba seen am yokku ak na ngeen dox boo xam ne ni dañuy wax yëg ne seen li ngeen daan am dox ngeen lu ko yokk loolu moo tax ñu wut logistique bii nga xam ne mooy oto yi ak moto yi ngir mën a amat yore li ñu daan am ba ren jii 2019 suñu góor doxee ba at mi jeex ñu xool xam ne 2000 ñoon kat li ñu santoon ci ne na ngeen fexe ba am li ngeen war a am lépp maanaam muy assiette locale bi li nga xam ne mooy recette bi na ngeen fexe ba mu yokk ñu fexe ba li ñu amoon 2018 ñu am lu ko ëpp muy benn pàq ci sas ci li ñu joxoon waaye buñ ñu ko dugalalee ba noppi conseil municipal bi ak ñi mu ko séqat ak autorité yi ñuy contrôler nga xam ne dañoo boole ak ARD boole ñu ak centre impôt bu Diourbel chef centre bi ñoom ñëpp ñu ànd di contrôler liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd ko maanaam liggéey ko dugal ko ci fu leer foo xam ne ñoom bu ñu xoolee danañu xam ne lii lu leer la lu transparence la ba bu 2000 we ñëwee ñu mën a jot suñu part automatiquement loolu daal mooy sart yi nga xam ne dañu ko tegal ne nañ ko def benn bi nag nit balaa muy mën a yokk lim daan am dafay ut logistique maanaam matériel boo xam ne nit ñi danañ ko mën a utiliser muy personnel bi fi nekk ci conseil municipal bi muy administration bi ak collecteurs yi maanaam ñu wutal leen ay moyens yoo xam ne danañ mën a liggéey waxtu bu ñu waree jóg waxtu bu ñu waree wàcc loolu mooy waral liggéey boobu loolu daal mooy information yi nga xam ne dama ne woon danaa leen ko jox di leen bàyyi nag ak monsieur le sous-préfet bu Ndaam Serigne Mansour Diallo wala monsieur Mansour Diallo mu sànni ci ay kàddoom bu noppee képp koo xam ne am nga ci loo war a wax donc information la woon waaye ñu war a dem Daaru Karim ànd ak Serigne Bara mii moo ñu fa war a recevoir ñu pose premier pierre poste de santé Daaru Karim bi nga xam ne mooy 9e poste de santé boo xam ne commune bi réalisé na ko comme ni ko Mor waxee di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. merci monsieur le maire defe naa li mu information yi mu joxe leer na ci ñëpp ndax lu ci ëpp ñoo bokkoon fii di ko waxtaane def ko ci budget bi tey jii ñu réaliser ko kon ñëpp mën nañoo sant tey jii sant sëriñ. jërë ngeen jëf merci ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal xalif général des mourides sëñ Mountakha Bachirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi ñaanal aussi njabootam bi fi teew yëpp surtout sëñ Touba bi fi nekk yëpp ku nekk ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wérle di leen jox seen wàccuwaay di nuyu donc monsieur le maire Abdou Lahad Ka ak adjoint maire yi fi teew yëpp ak kullu conseiller bu teew tey jii fii ci jotaay bi mu nekk donc jotaay bu ñuy rafetlu ndaxte dafa bokk ci bonne gouvernance locale maire di def xeetu communication yu mel ni parce que ñu ngi ci jamono bi nga xamante ni bi dañuy wax le contrôle citoyen lii ñuy def nii dafa bokk ci contrôle citoyen tamit ndax citoyen yëpp ñëpp teew ñu woo leen
ndaxte dafa am li nga xamee ni bii conseil municipal bi daf ko voté woon mu di ay ñaari ndaamar ak fukki moto yi nga xamee ni bi commune Touba Mosquée dafa ko façon yéene ci biir budget bi ba pare mu jëfe ko kon laaj na bu ñëwee ni mu woote woon fii mu woote waat ne leen ñëw na ñëpp teew ñu communiquer ñu gis ko ndaxte wolof Njaay nee na weddi gis bokk si kon tey jii bu ñu monsieur le maire woowee pour ñu teew kon monsieur le maire maa ngi lay wax encore gàcce ngaalaama yow ak sa conseils municipaux yëpp maa ngi leen di gërëm vraiment di wax ni fi ngeen teg seen tànk foofu la kon daañu àndanteeg yéen accuser réception matériel roulant bi ànd ak yéen dem pose ji la première pierre de la construction du poste de santé de Darou Karim daañu ci ànd ak yéen di rafetlu tamit seen liggéey bi parce que liggéey bi ngeen di liggéey ci commune Touba te mu nekk nu mu leen di waxee rek commune spéciale ngeen am yéen conseillers yi ngeen nekk aussi ay conseillers spéciaux que maa ngi ko doon wax les conseillers yi commune Touba c'est des conseillers spéciaux conseillers yi vous êtes tous investis d'une mission divine moo tax ngeen war a bàyyi xel ci seen mission boobu ñu leen jox ngeen ànd ci ak monsieur le maire mu nekk capitaine u bateau bi yaakaar naa ni yéen de yéen a ngi dem te royukaay ngeen war a doon ci biir Sénégal royukaay boobu ngeen xamee ni bi commune Touba doon ci biir Sénégal moo waral keroog bu ñu tëralee benn programme bu ñu tuddee PACASEN ñi war ci tabb dañuy tabb foofu parce que du ñëpp ñoo ci bokk dañu see tabb ay commune ñu tabbaale ci commune Touba parce que ñëpp xam nañu fii Sénégal kenn du fi tabb dara te bàyyi Touba bu ñu tabbaatee dañoo tabbaat encore juróom maire ñu war leen njëkk encore cëral te nu mu leen di waxee rek kenn du tabb bàyyi Touba ñu woowaat leen boole leen ci mais boole bi tamit dafa ànd ay critères de bonne gouvernance déjà li ñuy def dafa bokk ci xeetu bonne gouvernance parce que communication transparence woo nit yëpp nee ne lii laay def ñu gis nga ànd ak ñoom loolu transparence la donc loolu bokk na ci lu tax ñu tabb encore commune Touba ci juróomi commune yi nga xam ne moom la ñu jël ci Sénégal pour ñu commencer xewlu ci programme boobu ñu tuddee PACASEN kon monsieur le maire foofu tamit ñu ngi wax yow ak sa conseillers municipaux yëpp ñu ngi leen di ndokkale félicitations donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di fas yéene àndante ak yéen ci liggéey bi ndaxte ñu neex a àndal ngeen ñun dañoo taxaw ci tolluwaay yi selbe ak njulli yéen nag da ngeen yore ay selbe bu ma ci bokkee xëy na sax selbe ngeen yore yi sax maa ci gën a tuuti ci selbe yi mais vraiment selbe bu àndanteeg njulli bi nga xamante bi mi ngi tegu ci yoon bu neexee sax mën na tëdd nelaw moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen wax ni yàlla na leen yàlla jàppale yàlla may leen gudd fan ak wér lii ngeen mbébét ci dëkk bu tedd bi yàlla na yàlla faj aajo yi mbébét bi yàlla na ko yàlla sottil ngeen liggéey am ci ngërëmal yàlla ak yonent bi sëñ Touba ngeen am ci ngërëmal administration bi nga xam ne tamit ñun moom la ñëw représenté fii en tout cas ñun de suñu xel dal na ndaxte yéen bokk ngeen ci commune modèle yi nga xamante ni bi tey jii ci Sénégal fu ñu ko tuddee leen fa jaraween jëf wasalaam. merci beaucoup monsieur le sous-préfet dégg nañ trop ci yow itam cant yooyu nga defal commune bi également ma ngi lay delloo cant yooyu di la encourager également ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngay def. suñu borom bàyyi ko fi ak njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp ba li mu yéenee liggéeyal Sëñ Tuubaa yéene ko liggéey ci yoon wi ñu ànd ko ak moom mu àggale ko di nuyu monsieur le maire di nuyu sous-préfet bi nga xam ne moo fi teewal état bi di nuyu conseiller bi yëpp di nuyu njabootu Sëñ Tuubaa gi fi nekk yëpp wax ji du gudd fekkee dama bokk ci liggéey bi bu amee loo xam ne gis naa ko ci xaw ma ko wala doxul ma dénoncé ko daawaat bu amee loo xam ne nag war naa cee kontaan war cee bég ma dénoncé ko loolu mooy li fi am tey
parce que defe naa ci rapport bi ñu ko liiree jëloon naa parole damaa waxoon ne nañ fexe ba at mu ne ginnaaw ñu digee ko bu ñu mënta def 60% itam ñu def 50% yi comme moo tax tey sama xol sedd na bi nga xamee ne oto yi mi ngi nii kenn koy wàcc teg sa bët moto yu ñëw na kon loolu tax na ma am yaakaar ci oto vidange yi nga xam ne itam digge nañ ko ndax bu fekkee ne lii teg nañ suñu bët kon liñ digge dina ñëw loolu moo tax ma jël parole bi te sëñ Abdou Lahad moo daan wax ne jëf lu néew néew mën naa yóbbaale lu bari ci ay wax kon jëf nañ tey loo xam ne nii leneen luñ diggee xëy na population bi wala conseil yi war nañ ko gëm kon loolu lu am solo la maire ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm parce que man bëgg naa nit ki bu waxee comme ne ko sëñ Abdou Lahad waxee woon dafa waxoon ne nit ki waxi daawam bu dëppoo ak waxi renam booy wut àndandoo ngoog booy wut nit a ngoog booy wut xarit a ngoog kon vraiment liñ dige woon am na luñ ci def am na ci loo xam ne moo des nanu ñëpp ñaanal ci barke sëñ Touba loolu itam ñu mën koo def ni ñu ko bëggee comme ni ko sous-préfet waxee parce que Touba dëkk la boo xam ne c'est spécial conseil bi c'est spécial kon ñi fi nekk itam c'est spécial kon yàlla na yàlla dimbale doolee dimbale ba lépp li nga xam ne digg nañ ko fi ñu man koo andi man koo doxal te nañ ko bëggee man daal liggéey laa xam bu ñu liggéeyee moom ma gis faaw moo wax ne liggéey nañ kon noo ngi lay sant monsieur le maire noo ngi sant conseil bi yëpp noo ngi sant ku fi teew képp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Merci monsieur le maire. ñi yor oto te bëgg ñu dem léegi ñu yor seen oto nañ ma fekk ci station bi ñu ku bëgg a dugg ci oto yi dugg ci oto yi non jàmm ba di ko ubbee jàmm ñëpp fekk kenn bañ a mën sëñ Fall wax sëñ Moustapha lañ ci teg loxo rek ndànk teg loxo rek waaw sëñ Fall da nga ci ànd ak moom ndànk rek bismillah wér sëñ Touba avant loolu aussi réceptionné nga déglu leen matériel boo xam ne lu jëm ci lu yombal seen liggéey ndax mënuñ ko ñëwoon ci tënk activité boobu bismillah nga ñëwaatal ñu tey ci activité bi nga xamante ne génn nga def ko ànd ak le conseil municipal laata loolu nga amoon beneen ndaje boo xam ne seq nga ko ñoom ngir dalal ngir réceptionné matériel boo xam ne ñu ngi ko acquérir pour lu jëm ci lu yombal liggéey. waaw jërëjëf dañoo woote woon tey ci conseil municipal bi woo conseil yi ak techniciens yëpp ak presse bi tey doon waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci wàllu commune bi muy ay matériel logistique boo xam ne dañu ko jënd ngir gën a améliorer liggéey bi ngir mën a satisfaire li nga xam ne moom la askan wi soxla muy ñaari double cabine 20 yi nga xam ne dañu ko jënd ngir liggéey bi mais ak fukki moto yoo xam ne dañ ko jënd pour collecteurs yi pour ñu mën a gën a mën a saytu li nga xam ne moom la moomeel ak commune bi loolu nag boo gisee ñu def ko dañu ko programmé woon ci suñu budget 2018 ndax ci PACASEN bi nga xam ne lu mat juróom-ñaari at ñu ngi ci di ko dox di ko wax ngir bëgg ci bokk ak ba yàlla dogal bi ñu càmbaree Touba ba ne war na bokk ci communes yi nga xam ne dañ koy bénéficier loolu moo tax ñu ne te PACASEN bi am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ak i critères yoo xam ne dañ ko teg ci bépp commune boo xam ne yaa ngi ci war nga tegu ci loolu bi ci njëkk mooy ndimbal na ci fekk loxol borom li nga xam ne moom la ñu doon am ci suñu recette war nañu fexe ba yokk ko waaye bu ñu li ñu am ak lim ñuy jox war nañu ko def
saytuwin bu rafet boo ànd ko ak ARD ak centre de impôt bu Diourbel waaye ak service contrôle yi nga xam ne ñooy contrôler xaalis bi nga xam ne mooy deniers publics ñu ànd ko ak ñoom ñu ne loolu da ko cee soxla waaye dañ ci soxla lu transparent ci askan wi waaye dañ cee soxla volonté aussi boo xam ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ñooy commune bi ak maire bi ak conseil municipal bi mu àndal war nañ koo feeñal loolu nag moo waraloon ci budget suñu budget 2018 ñu parawaar ci budget bi ay oto ak i moto yoo xam ne danañu ko mën a jël utiliser ko ci li nga xam ne mooy doxinu rafetal doxinu commune bi ak aussi jéem a améliorer suñu recette bi nga xam ne amoon nañ ko ci 2018 ba 2019 bu ñuy saytuwaat ñoo xam ne dox nañ yokk nañ benn jéego loolu moo ne benn partie bi nga xam ne mooy bi njëkk bi ci des li ñu indi fii ci Daaru Karim ci dëkku Serigne Massamba lenn ci penc ci Serigne Massamba yi Serigne bi wax na ko léegi Serigne Bara ak sëñ Cheikh Serigne Massamba ku ne Touba ku ne Serigne Touba ne Cheikh Modou Moustapha ne Serigne Fallou dana ne Serigne Massamba loolu dund nañ ci lu bëree bëri suñuy waajur lañ ko doon dundal wax nañu ci xise yu doy waar ndax li ñu wax bi muy woo sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou njaareem dafa woo sëñ Modou Moustapha kii mu sancal ko mu ne ko demal sañ ci Tindodi sëriñ Modou Moustapha sëriñ Fallou mu ne ko demal sañ ci Ndindi sëriñ Massamba mu ne ko demal sañ ci Daaru Karim loolu ci muy dox ba nag ni ba ci jamonoy sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Mahmadan maa ngi fàttali ko ci fii muy wax ci F1 muy forage bi ci pencam sëriñ Massamba moomu loolu keroog ba Serigne Abdou Lahad Serigne Mahamadan ñëwee ne da koy yeesal wax ko Serigne Abdou Lahad Serigne Abdou Lahad ne ko da ngay dem ci Cheikh Mbacké Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ñu waxtaan loolu moo ñu génne ndax dafa nekk ci biir Daaru Xudoos te njaboot ak Serigne Modou Moustapha day yëkkati dara di teg ci seen kaw te lu dul seen bànneex loolu dana ma jafe loolu la Serigne Abdou Lahad sa tontu woon Serigne Mahamadan ba tax moo taxoon Serigne Mahamadan dem ci Serigne Cheikh ci seen ak bokk ci seen ak rafetal ñu daal di génne penc moom mu farale ko kër Serigne Massamba loolu ci lu ma dund la woon moom ci Serigne Abdou Lahad looloo tax aussi commune bi lépp lu muy xalaat dana xalaat kër yëpp waaye dana xalaat bu baax a baax kër Serigne Massamba bii moo tax fii nga xam ne askan wi soxla na ko jaadu na fi ci carte graphique médecin district bi nga xam ne mooy suñu conseil ci wàllu santé bi mu ne fii jaadu na fi loolu moo tax ñu indi fii juróom-ñeenteelu poste de santé bi nga xam ne moom la commune bi war a liggéey ñu indi ko fii ci Daaru Karim ci sëriñ bi donc defoon nañ benn Daaru Karim benn Njaane ci pencam sëriñ Massamba la mooy bi nekk asalem def nañ benn Kéré loolu aussi ci penc sëriñ Massamba yi la donc lépp loo xam ne askan waa nga fa ci commune Touba te kilifa nekk fa am nañ yéene ak bëgg-bëggu def fa loo xam ne dana bégal kilifa yi waaye dana jariñ askan wi waaw coût global bi mi ngi nekk 100 millions la donc juróom benn weer la ñu ko war a liggéey ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala ni ñu ko tegee ak kilifa yooyu yëpp ñaan ci ñu inauguré ko ci jàmm te ñi fi nekkoon ñëpp fekk ko kenn bañ a manqué loolu moo nekkoon mission bi nga xam ne moom lañ def tey di sant conseil municipal bi di sant waa bureau municipal di sant sëriñ bi di sant kilifa yi fi teew yëpp di sant taalibe yi mais di sant aussi presse bi nga xam ne ñoo ngi ànd ak yéen suba ba léegi ci action yi ñuy def di leen sant di leen gërëm di sant monsieur le sous-préfet bi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi wasalaamaaleykum.
service boo xam ne lu concerné service bi la diggante Tresol ak commune ak dëkk bi lu commune war a dox ci biir dëkk bi ngir mu mën koo jàppandal loolu lañu xëyoon nag woo conseil municipal bi informé leen ci loolu informé leen aussi ci PACASEN boobu nga xam ne mooy projet bi nga xam ne moo ñu jox 9 milliards 130 millions ci diggante 2019 ak 2023 muy juróomi at mu ne mu war ñoo jox ab pàcc dafa ñoo tënk dafa ñoo tegaloon ay conditions ci ne at mu jot danañ leen ko jox gannaaw bi ñu saytoo bu ngeen bokk ci ñu war a waaw waaye da jox bi ñu leen di tegal ay conditions yi nag da ci bokk ci li ngeen daan am na ngeen góorgóorlu ba am lu ko ëpp ndax ndimbal na ci fekk loxol borom waaye aussi na leer buñ leen ko joxee ba ngeen dugal ko ci seen budget ci doxalin bi na ngeen ko seq ak ARD benn service bu nekk Diourbel ñu di ko wax ARD ak centre impôt bi nekk Diourbel ak conseil municipal bi nañu ko seq ak administratif bi autorité administrative bi muy préfet sous-préfet ñun nañ ko seq ba mu leer doxin wi loolu bu fekkee doxe ngeen ko noonu at mi ci topp dañ leen koy jox automatiquement nañ leen ko joxewoon su fekkee ne nag yooyu manqué na bu boobaa dañuy taxaw ci at moomu càmbar lan moo tax doxut su demee ba nga xam ne manquement yi ëpp na day waral dootuñ leen joxaat dañ koy dagg dootu ñëw loolu nag bokk na ci li taxoon yàlla dogal comme ñu ngi ko doon séenu di ko xalaat ci année bit si bii ñu jeex di 2018 ñu parawaaroon ci ñaari oto yi double cabine yooyu ak fukki moto yi ak yeneen ñaari oto vidange yu bees yoo xam ne ngir màggal yeeg yooyu ak infrastructure islamique yi ak publique yi muy kër Sëñ Tuubaa yi ak jumaa yi ak école yi ak garage yi toujours dañuy fay rek ñu di ko vidé ñu jëndoon boone woon ci ñaari oto yu bees ci programme bi ñoom it waaw oto vidage yu bees moom it moom bii lañ ñoo bokkoon procédure oto yi CFAO moo ko gagné woon biñ laa si applicé ko CFAO moo participé woon moo ñu ko jaay ak moto yëpp bay am na société bu nekk Dakar moom moo ko gagné woon waaw moom it jox nañ ko boole commande bi ba jox nañ ko avance bi xam naa ne fa nii néew dana ko livré waaw boo ko livré ñu indi ko léegi nag bi ma woowee conseil mu ñëw ma leeral leen loolu information bi ba noppi ci budget bi dañ cee parawaaroon poste de santé Daaru Karim ñu dem poste premier paire poste de santé bi maanaam ñëw nag ne nañ la indil oto yi wan la ko waaw bi ñu jógee ci réunion ba ci information bi dañoo demoon Daaru Karim def nañ poste premier paire bi waaw fekk nañ fa sëñ Baara mi ngi lay nuyu bu baax waaw ak sëñ Lamine sëñ Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne Moustapha Massamba bu ñu wàññi ko nag ñu ne nañ ñëw siyaare la wan la oto yi moto yi moom ña nga fa dafa xaw a bëri tey buñ ko indee ak kibir waaye ndax xam naa danañ ci indi benn jamono yooyu génn nga gis ko rek mooy fukki waaw moto yi nag daanaka collecteurs yi lañ ko jox mettre ko ci disposition payeur bi nga xam ne lu ñu collecté ci moom lañ koy jox loolu daal def naa moo nekkoon yoon wi monsieur le sous-préfet mën nga ci complété. di rafetlu jotaay bi moom monsieur le maire Abdou Lahad Ka ak conseillers yi bootu ci moom yépp waxoon naa ko sànq ni leen conseil municipal Touba mission moom dafa spécial nee naa leen tamit les conseillers municipaux sont investis d'une mission divine ndaxte yéen da ngeen di liggéey teg ko ci yoon ci diine da ngeen di liggéey Sëñ Touba lu ñu leen tànnee ci conseil bi xam ngeen ko lu leen war ci conseil bi xam ngeen ko lu leen war ci dëkk bi xam ngeen ko tey jii ñu ngi wax bonne gouvernance conseil bi nga xam ne bi doxalinam dafay teg ci transparence te dañoo tegu ci transparence jooju ak bonne gouvernance boobu moo waral ñu tabbaleen ci mairie yi nga xamante bi PACASEN muy programme jooju daf leen ci sédd
sédd na si Touba cër bu am solo ginnaaw Dakar Touba moo si ëpp cër te loolu warul bett kenn ndaxte Sénégal bu ñu fiy sédd dara te cëru luñu lu am doole Touba yaakaar naa ni dina doy waar moo tax li ñu leen sédd si PACASEN dañ ko yelloo te ni ñu leen di séddee dañ ko tegoon si ay critère transparence critère marché nga koy lancé critère say budget nga koy voté si délai critère say compte administratif ren ji teg nañ ko si délai tamit ak yeneen xeetu critère yi nga xamante ni bi si lay PACASEN di sukkandiku pour tabb ay commune ba mu tabbee communes yi ba pare mu tàmbali si juróomi commune balaa may commencé damay jël juróomi commune si Sénégal si juróomi commune yooyu yàlla def commune Touba bokk si encore ñu commencé di dérouler ñun nag dañu koy rafetlu lool ndaxte ni ñu commencé xam naa ni lii ñu leen tegal si ay critères si kanam yépp yokk seeni am maire taxaw na si déjà ndax moto yi mu wax daf ko amal ngir ñuy gën di mën a liggéey di collecteurs yi je pense que loolu dina yombal liggéey bi xam naa ni Serigne Gadiaga ma nga ne di ma xool moom xam naa ne am na si liggéey bu am solo donc foofu moom amu dëkk bi moom dina war a ñu gën ko ñoŋal parce que lu bare wax dëgg yàlla dafay rëcc des fois si kii bi keroog bu ñu defee kooku nga jëloon laa pour expert boobu wane na ne lu bare mi ngi ruus seen loxo te jàppagu leen ko te loolu yëpp day bokk si li nga xam ne bi da ngay ngëpp sa commune bi da ngeen ko war a ngëpp te gis naa ne yéen a koy ngëpp donc loolu dina tax vraiment ngeen am bu doy ba PACASEN mu leen yokkal si at yi di ñëw li nga xam ne moom la leen yéene te gëm naa ni daa ngeen am loolu ba ëllëgee commune Touba dina bokk si commune yi nga xam ne bi dañ leen di citer en exemple au Sénégal boobu mission maire bi ak conseil yi aju si moom gis naa ni ñu ngi si yoon boobu yal na leen yàlla jàppale ndaamar yi ñu andi tabaarakalla am na solo gestion bi nag na tegu si yoon kii parce que commune dafa war a moom boppam si lu bari da ngeen war a am parc si ay autovidance parc si ay yu bari daal nga xamante ni ñu xam ni parce que dëkk bi ngeen yore du dëkk bu ndaw dëkk bi day màgg tabaarkalla moo tax donc nañu gën a taxawal suñu taxawaay en tout cas ñun administration ñi ngi si seen wet ànd nañu ak moom dem inauguré tamit pose première pierre kii bi poste de santé de Daaru Karim ma wax leen ni lii mooy sama ñetteelu ànd ak yéen ñuy posé ay kii benn bi inauguration la woon sax poste de santé bu Touba HLM mu nekk poste de santé bu mucc ayib bu ma ko gisee dama ni poste de santé bi man day mu ngi may saf sax clinique la may sax ndax boo ko gisee ni ñu ko defaree vraiment dafa wuteeg poste de santé yu bare loolu yëpp dafay bokk ci engagement commune bi ma gërëm leen ci keroog ci kanamu Serigne Dana ma jógee fa keroog teew ci pose pierre bi ci kii bi mosquée bi fii noonu ak université tey jii ma ànd ak ñoom tamit teg la pose de la pierre de kii la bu poste de santé Daaru Karim ñu rafetlu ko lool ak emplacement bi foofu ñu ko placé nu mu placé woo tamit ak nu ñu ko kiiwee daal rafet na lool ndaxte dañ ko teg fu nga xam ne day dugg dóom village yooyu yëpp mu polarisé mu ñëpp mën na si accédé wu loolu tamit war dëgg yàlla commune bi mu ngi si taxaw te poste de santé bi wax dëgg yàlla état moo ko waroon tabax mais bu état tabaxul commune dana tabax te commune Touba taxaw na lépp li nga xam ne bi sañ-sañam la sur les 9 compétences yu ko état yi jox muy wér-gi-yaram ñoom day taxaw nañ ci taxaw bu rafet parce que tey ji mooy seen 9e poste de santé il paraît bi nga xam ne bi moom ngeen di construire si dëkk bi tedd bi yal na leen yàlla jàppale loolu donc sëñ Bass dama ko waroon a seede si sa kanam ne daal commune bi wax dëgg yàlla man rafetul naa seen doxalin waaw ñu ngi seen jërëjëf